war a seet si ay béykat ñu koy tànnal fi muy dem maa ngi lay fàttali rek ne le 7 bii passé septembre ci le ministre bi jiite mbay mi ñëw xoolal ko seggal ko ci yenn tool lay dem su fekkee ne nag dañuy jëm ci ay tool di xool ay yeneen tool est-ce que borom tool bi ñuy xool li muy wax moom la borom tool bi ñu xoolul wax est-ce que tool bi ñu tànn bokk na ak tool bi ñu tànn est-ce que jafe-jafe yi benn la loolu moo tax kontaanuñu te dama yaakaar ne boo demee bay seeti ay béykat ci béykat yi nga war a dem directement mais doo leen di xool ci ñi nga xam ne tey boo waree def luy leeral mbay mi ñun ñoo leen lëndëmal ba tax ñu lay menacer boole la ak état ak moom moomule ñooñu bu fekkee ci ñoom ngay jaar pour xool ji mbay ki jafe-jafe béykat yi foog naa doo ko gis tey boo nee nag privé yi nañ dem dimbali ji béykat bi indiwaat nga beneen boobu boobule mooy ba ñu ñi ñoom mais naka la ñuy ñëwee dafa laaj ñu organiser ko xool ko ba nga xam ne day am ay sanctions ak i daan ak lépp mais buñ bàyyee leen ñi ñëw rek foog naa ne bu boobaa ñoom dina ñëw monopoliser marché bi maanaam ñoom rek ñoo fiy nekk ñooy jot tey lépp li nga xam ne ñu ngi koy subventionné ñooy jot engrais bu baax bi jot jiwu bu baax bi aussi ñooy ñëw occuper tooli jàmbur yi te ñoom ñooy ñëw bu mbay jotee bu jaay jotee ñooy jaay ñun ñuy soor a jaay loolu day doon jafe-jafe boo xam ne dama ne dafa laaj nuñ koy arbitrer. ñenn ci ñoo xamante ni nag gis ñu benn yoon ci nawet bi ci li nga xam ne moom moo di seen ak bopp ba tax itam ca diwaan bu njaareem ñu fas yéene dimbali yooyu leen jël ngir rek ñu mën am loo xamante ni ay pepp la ñuy dugal seen ak gémmiñ bés bu yàlla sàkk wow le projet itam ñi nga xam ne ñoom ñoo ko amal àndoon nañ ci ak adjoint bu gouverneur Bafa Babacar Diouf ci reportage. ñeenti weer état du Sénégal ak ci njib ndimbaleeg yenn ci partenaires yi fexe na ba jàppale ñenn ci askan yi nga xamante ni nawet bi bon bi dalee na daboon ci diwaanu Njaareem nag Christian Relief Service am na njàppale gu am solo goo xam ne ni jox na ko fi yenn ci njaboot yi Samba Ndiaye kenn la ci responsable Arc Républicain. taxaw ci wetu état di ko gën a di ñëw taxaw wetam gunge ko ci lépp li nga xamante ni jàppale njël yi nga xamante ni ñoo amoon jafe-jafe ci nawet bi weesu. njël yooyu maanaam jafe-jafe yooyu tax na ba xaalis wuñ leen jox gunge na leen ci la nga xamante ni maanaam tool xaaju milliard weesu na ko. mu di ndimbal goo xam ne nii fexe na ba jàppale njaboot yu bëri ko xamle di Babacar Moundor Ngom moom mooy adjoint gouverneur. bu taxoon a jóg vraiment résultat yi am nañ ko ndax population yooyu boo xoolee bañ leen jàppale ñoom dund nañu ci jànkonte nañu ak jafe-jafe yooyu ba wax dëgg fa yàlla weesu nañ ko ak jàmm te loolu mooy solo programme bi joxe nañu xaalis joxe nañu ay farine améliorée waaye tamit sensibiliser nañ leen ci yan comportement la ñuy am. programme bi nag ci diwaan bi département bu Bambey ak Mbacké. ñu ñëw ci mbas mi ak tolluwaaye mbokk yi jàppale ne benn doomi aadama moom moo daal di toftalu ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot faatu fukki cas positif la ñu am ginnaaw itam bi ñu defee ci lu tollook juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeenti test jàppale ni itam lu tollook juróom-benni cas communautaire la ñu am di ay doomi aadama yoo xamante ni am nañu mbas mi te xamuñu rek fan la ñu ko jëlee dañuy dem ca ministère de la santé fekki fa docteur Mamadou Ndiaye mi yoroon kàddu bés bi. téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent test yi ñu def fukk ñoo ci positif yooyu am nañ ci ñett cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ji ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci kenn ki nga xam ne bitim réew la bàyyeekoo te mu ngi duggee aéroport international Blaise Diagne de Diass am nañ ci juróom-benn cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji waaye xamuñu fiñ ko jëlee walla ki leen ko wàll ñooñu nag seen lim nii la tëddee Fann Bel-Air moo ci am benn Kédougou am benn Xombol am benn Mermoz am benn Popenguine am benn ak Sicap Jëppal am ci benn téeméer ak fukk ak juróom-ñett si malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee fukk ak ñeent ñu nga réanimation benn malade ñàkk na bakkanam bésu démb dibéer ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dale ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak ñeent ak juróom-ñeent téeméer ak fukk ak juróom-ñeent ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak ñaar téeméer ak fanweer ak benn wér nañ si ñetti téeméer ak juróom-ñeent ñàkk seen bakkan mu des ñaari junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ak juróom-ñett
si lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi. mbokk yi maa ngi leen ko doon junj sànq xam ngeen ne bi mbas mi teroo ci mim réew ba tey nag dawalkatu gaal ya nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Rosso bu Sénégal nag jamono yi seen i ay activité dafa tagga témbe bokk na itam seen ay jumtuwaay yi nga xam ne jamono yi ku moywul mu nax saay ndax itam ma ngay yàqu ba tax itam ñoom ca seen bopp di sàkku rek ci ñi nga xam ne ñoo ŋànk ñaari réew yi di réew bu Sénégal ak itam bu Mauritanie ñu daal di ci dox tànku jàmm. Ousseynou Diop ak Habib Seck ci reportage. nekk ci Rosso Sénégal jamono ji la ñu ngay dund wereyaan seen ñetti téeméeri gaal yi nga xamante ni moo doon daan liggéeyee juróom-ñaari weer ngi ni le ñu daat koy téye ci boru dex gi ñuy nag bopp ba léegi ñoom kenn si ñoom liggéeyul tey père de famille lañ tax ñuy taalal loxo nguur gi ngir mu mën leen jàppale. pendant 7 mois borom gaal yi liggéeyuñu kooku benn acte la ndimbal li àggul ci ñun ay chef de famille ñoo fi nekk amee ay gaal lu ma 300 et quelques chefs de famille ku xam Waalo xam melul comme grande ville yi. fii koo fi gis xale bu fi gën a tuuti dafa njaboot. ci seen i kàddu nguur gi sax jàppalewu leen ci lu jëm ci wàllu koppar ya mu doon joxe ci wàllu Covid 19 bi jamono jëlee nag li leen gën a naqari mooy lu jëm ci wàllu bac bi dem ak dikk te ñoom ñi nga xamante ni ñoo dëkk ci dëkk bii di Rosso Sénégal kenn liggéeyu ci jigéen ñi itam lépp lu jëm ci seen wàllu activité daal di taxaw. ñun dañoo amoon habitude bac bi di yëngatu gaal yi di yëngatu période yëpp bac baa ngi yëngatu mais gaal yi mënuñ yëngatu kooku benn la ci. beneen bi si des jigéen ñi si dëkk bi seen activité yëpp dañ doon xëy di jàll yóbbu seen marchandise jënd dellu si loolu tamit xaw na tàggatam. ñoom nag nee nañu ñaari réew yi di Sénégal ak Mauritanie war nañuy waxtaan ngir jafe-jafe bile ñu mën ko teggi. te bëgg nañu nguur yi waxtaan ci. parce que ñi jóge fële di ñëw di indi seen marchandise di jaay di dellu si ñoom ñoo ngi def seen activité mais dëkk bi kenn yëngatu fi. association des piroguiers yi nekk ci Rosso Sénégal nag mi ngi ëmb juróom-ñetti téeméeri ay pères de famille ñoom nag nee nañu ba mbas mi tàmbaleeg léegi ñoo ngi seen biir kër yi toog ngir xaar ñu mën a tàmbaliwaat liggéey bi te boobu ba léegi jafe-jafe yu mag la ñuy dund. mbokk yi maa ngi leen ko doon junj bi ñuy door yi la jotaayu xibaar njiit bu réew bu Sénégal ñu koy xaar ca diwaan bu Touba di mu koy defee at bu yàlla sàkk ngir rek daal di dem ziara xalif général kullu murit moom Serigne Mountakha Bassirou Mbacké suñu ndaw la nga xam ne moom moo ñu nekkal ca diwaan bu Touba jamono yi xam ngeen ne équipe bu télévision Futur Média dem na Chérif Dia maa ngi lay nuyu. Chérif Dia bu fekkee mi ngi ci bu mu jokkoo bi ñu waxtaan ak moom mu daal di ñuy wax rek ana lan lañ mën a jàpp Chérif Dia bu fekkee mi ngi ci bu mu jokkoo bi ayca mbokk yi kon ñu woyal xibaar yi daañu ci dikkaat ci loolee nag njagaga ñoo foofee nag ca commune bu Notto Gouye Diama la nekk ca département bu Tivaouane foofee nag lépp lu ñeel wàllu exploitation bu gaz doon na fa lu fa am solo waaye tam ndaw ya nga xam ne ñoom ñoo fa yeewoo li ñu xamle moom moo di gis ñu benn yoon seen bopp ci wàllu woowee Cheikh Anta Diop ak Seylatir ci reportage. mi ngi ci Notto Gouye Diama di ab dëkk boo xamante ne fii de dañ fee bënn ay teen yuy génne gaz te it usines yi nga xamante ne nag dañuy yëngu ci wàllu exploité gaz bari na fi lool. Petrosen nag la ñuy gën a indexé ndax mooy société étatique bi ñu ngi fi ñëwoon depuis 1996 ñaar fukki at yu teg ñu indi fi Forteza Corporation depuis 2001 muy exploité gaz bi. waaye nag ndaw ñiy dëkk ci gox bi de nee nañ waa dëkk bi de daanaka gisuñu ci seen bopp. Ngadiaga mënul gis boppam ci exploitation gaz boobu noonu lan moo waral loolu mooy dañ ñu seetaan ay milliers de mètres cubes ñoo fiy génn mais boo xoolee ka xar kanamu Ngadiaga tey bu ñu la nee dëkk bii gaz mu ngi fi di nga dar sa gémmiñ pour nga am ndox boo naan soit da ngay dem ca teen ya. wala nga takk sa saret dem Notto wala su fekkante ne am nga moto nga teg ci ñaari bidon andi pour sa waa kër mën a am lu ñu naan situation bu metti bu war a jeex aussi li tax mu war a jeex mooy ressource bi suñu tool la nekk suñu dëkk la nekk te ñun ñoo ko moom bu ñu jëlee suñuy tool benn li ñuy dédommager sax baaxul. Guy Marius Sagna mi nga xamante ne dafa ñëwoon nag doon jàppale ndaw ñi nee na dañoo war a xoolaat contrat yi nga xamante ne moom moo dox ci diggante société yi ak nguur gi. État du Sénégal ñu seetaat contrat bi. ñu renégocier contrat bi ndaxte contrat bi ngeen signé ak Petrosen ak Forteza ñun waa Ngadiaga gisuñu ci suñu bopp. ndaw yi nekk fii ci Ngadiaga teg nañ kuréel gu mag boo xamante ni day ëmb ndaw ñi nga xam ne ñu yëngu tey xeex ngir jot seen àq ak seen yelleef waa Tobène Mboro Diogo ngir xeex bi nekk benn.
Cheikh Anta Diop cant ak ngërëm ñeel la mbokk yi xam ngeen ni ki démb tam màggal nañ bés bi ñu jagleel wàllu tourisme ku nekk xam na ne secteur boobee nag am na ay njeexital ginnaaw itam coronavirus bi mu poñee àdduna wërngal këpp ni ki ren ji li nga xam ne nag moom moo gën a soxal ñu yëngu ci wàll wi mu di ana naka la ñuy def ngir gën a ñoŋalaat woowule secteur thème bu am solo itam ñu daal di ko ci jukki mu di tourisme ak itam développement rural Abdou Rahman Diallo ak Amamadou Bey ci reportage. jagleel ci àdduna bi ci lu jëm ci wàllum tourisme tax na ba tey jii ñuy yëngu ci mbir mi di wax jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ko te feebaru coronavirus bi ko waral. boo xoolee tey am na ay perte emploi am na ñi nga xamante ne tey ñi nga xamante dañ daan ravitailler structure hôtelière yi tey mënatuñoo jaay yàpp mënatuñoo jaay jën mënatuñoo jaay dara parce que Covid bi moo tax ndax recevoir tuñu benn client loolu nag ñooñu ci askan wi ci ñun la ñu bokk. ba nga xamante ne sentir nañ ko bu baax a baax a baax. ñi nga xam ne nag dañuy yëngu ci wàllum tourisme di xam le ni dëgg la sax nguur gi dimbale na leen waaye fi mu ne nii dañu war a am taxawaay buy war a tax ñu suqali secteur bi rawatina ci jamono ji nga xam ni léegi saison bi tijji. donc am nañ ay plan d'action yoo xamante ne dinañ accompagner acteurs yi ndax jox nañu 354 milliards pour que bépp acteur bi nga xam même ki nekk ci suuf na jëriñu ci askan ci aide boobu ndax loolu la Macky Sall bëgg donc million donc loolu aussi vraiment ñu ngi ci jublu bu baax a baax te bëgg nañ ñëpp jot ci am ci seen wàll bu loolu weesoo itam y a 50 milliards yi nga xamante ne dans le cadre de l'investissement touristique et dans le cadre de l'accompagnement pour qu'on crée des habitats touristiques loolu yëpp ministre préparé nañ ñu ko. atum ren ji nag ñuy amal ñeent fukkeelu anniversaire u bëccëg bi ñu jagleel wàllum tourisme ci àddina bi li ñu doon waxtaanee mooy tourisme ak développement rural. mbokk yi ñu ñëw ci li nga xam ne moom la yéen kaay yi xëy ni ki tey ji ñu ànd ci ak El Hadji Assane Gueye. duma wuy ji ci OFNAC naka noonu it ca force Covid 19 sunu ma wóolu woon loolu di kàddu yu Mansour Faye ministre développement communautaire mu yëkkati ci émission Grand Jury ak RFM yéenekaay yu bari xëye ko tey yéenekaay bi di réew mi jëlaat kàddu ya teg ca nataalam moom jëwriñ ji l'info naka noonu yéenekaay bi ne ginnaaw boo ko fab bataaxal bu kalaame di plainte jiito Mansour Faye lankal na ak wuy ji soxna Seynabou Ndiaye Diakhaté La Tribune ne waa OFNAC gi mujjee doon nag ak kuréel gu amul genn ak sañ-sañ ci nit wala jegeñaale président Macky Sall mbaadu day mujj doon këf ku deful dara maanaam machin observateur ne OFNAC kuréel gu bari rëq-rëq maanaam une institution sans faille sans téeméer lu jëm ci mbiri Mansour Faye nag yéene kaay bu groupe Futur Média déglu ñenn ci ñi ne ci biir kuréel gi am na ca ku naan def na juróom-benn di at ci OFNAC waaye mosu faa gis ministre de la république bu nu fa woolu ndaxub jébaane ci wàllu yorin observateur ne texte yu OFNAC ci boppam ñoo ko mayul mu woolu direct ab ministre de la république jàngalekat bi ci wàllu droit pénal Iba Bari Camara ci yéene kaay bi ne Mansour Faye en tant que ministre amul wareefu dem wuy ji ci OFNAC waaye nag mu ne lank gi dug sagam ci wàllu yorin monsieur Camara ne OFNAC fa mu néewee doole mooy fa mu mënulee jógloo direct ab tribunal ngir ab topp ñeel kenn ki la mu mën rek su ko bëggoon mooy jël dossier bi jébal procureur mooy xool jëmu geneen gi muy jox boobépp dossier loolee nag di gis-gisu professeur Iba Bari Camara wuute ak gis-gis beneen bu professeur Mouhamadou Ngouda Mboup ci enquête ma nga ca naan OFNAC am na sañ-sañ yépp ngir déglu kum mën a doon na bañ a fekk rek mu doon ci kaw beneen enquête buy daw ndax nag mu ne constitution bu Sénégal la mu wax mooy premier ministre ak bépp membre bu gouvernement bi yaay responsable ci wàllu yoon ci bépp jéego boo teg ci sa kaw liggéey ministre beneen soxna Aminata Assome Diatta ci Les Échos dara la ko syndicat bi liggéey ci ministère du commerce bàyyil ci wàllu yorinam ñu ne ci mbiri xaritoo kumba am ndey kumba amul ay fayantoo joxe nañ ci sax ab misaal ci wàllu yori ñu ne foofee ca ministère ba di photographe bu mu fa def conseil technique ca kon département bu commerce lii lépp nay sikk ñu gisal ko moom jëwriñ ji ak wu yorin waral las ne Sinacom di syndicat bi assommé na soxna si Diatta teg ca di sàkku ak demam le quotidien moom ak gëstu gu yaatu la xëyee tey ci wàllu suuf ñeel bande des filao ci ndakaaru ak suuf su takku ñu ne ay hectares yi hectares yu nu fa baaxee kuréeli nguur gi ay privé naka noonu ay coopérative wàllu suuf ba tey ak décret di dogalum njiitu réew mi nga xamante ni moo nangoo ci yoxoy mairie yi bépp sañ-sañu joxem suuf su weesoo juróom fukki hectares lu may gouverneur yi dañu ko daganal Sud Quotidien ne dogal boobee ci boppam werante gu rëy la jur moom njiitu réew mi nag ab rapport ci taabalam di liggéey xayma ñeel wàllu décentralisation acte 3 bi source a ne ay digle yu mag ña nga ca ci boobee rapport bokk na ca xalaat bi jëm ci jële fi fii ci réew mi commune yu ndaw ndawaan yi nga xamante ni du genn kàttan wala njëriñ ca indi fi ay région yu mag dindi fiit ñu ne yenn collectivité territoriales yi élection locale yi moom Abbas Fall coordonnateur Pastef ci Ndakaaru ci yéenekaay bi di Vox Populi dafa jàpp ne président Macky Sall noppiwul ngir amal yooyu élection ndax bir na ko ne amatul majorité ci réew mi wàllu troisième mandat it Abbas Fall ne ma nga ca xel ma saytaane nga ko cay def waaye nag mu ne su boobaa askanu Sénégal duñu ko nangu benn yoon mu def réew mi réew buur
nguuri Afrique yi nag ci waxin maanaam njiiti Afrique yi ni ñu rayee ba ñu dee wett Afrique ak seenug njubadi mu ngi ci lii quotidien ci wàllu rawalay koppar wàllu ger ak yeneen yéenekaay bi xayma ko ci junni ak téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari milliards yu ne mes tukkee Afrique ne furaas daal di xideen wàllu wér-gu-yaram observateur xëye tey AVC ak lorangeem ci askan wi docteur Ndiaga Gaye di neurologue ci indi leeral mu ne ci seeni service ba ca Fann AVC moo fay jàngoro ji njëkk a faat malade ya 10% ci yooyu malade mu ne eggunu ñeen fukki at ak juróom ci yéenekaay bi di observateur docteur Ndiaga Gaye dikkaat ci lan mooy AVC ya koy faral di waral nees di mën a def ba moytu ko ak it nees cay mën a teel a jógee. Alhaji Assane Gueye cant ngërëm ñeel la mbokki waaye itam balaa ñu yëkkati bile jotaayu xibaar maa ngi leen ko doon wax sànq njiit bu réew bu Sénégal ñu ngi koy xaar ca diwaan bu Touba ni mu koy defee at bu yàlla sàkk ngir rek daal di dem amal ab ziara ci xalifa général kullu murit moom Serigne Mountakha Bassirou Mbacké Chérif Dia bu fekkee mi ngi ci bu mu jokkoo bi Chérif maa ngi lay nuyu Chérif Dia maa ngi lay nuyu xam naa dégg-dégg bi moom moo la joteegul jamono yi mi ngi noonu taxaw yéen a ngi koy gis ñuy xaarandi xalif général kullu murit moom ki nga xam ne moom moo di Macky Sall ngeen baal ma ca diwaan bu Touba ngir mu rek mu ziar xalif général kullu murit moom Serigne Mountakha Bassirou Mbacké Chérif Dia bu fekkee yaa ngi may dégg. Cheikh maa ngi lay dégg di la nuyu bu baax di nuyu mbokku téléspectateur yi ñuy seetaan ni nga ko waxee noonu la ci booru takkusaan la ñuy xaar président de la république Macky Sall ngir mu amal tukki nemmeek boo xamante ni bu ñu waajal màggal da koy amal fii ci Touba xëy na nag li ko wuuteeg yeneen yi mooy bii njiitu réew mi du fi fanaan ak tamit contexte bi ak mbàllu mbas mi ku ne xam na ni kon dañ caa toll ak woote bi nga xamante ni xalif général des mourides Sëñ Mountakha Mbacké mi ngi koy def ngir rek képp koo xamante ni yaa ngi ñëw nga daal di sàmmonteeg digo également ak li nga xamante waa kër docteur ñi ngi koy def kon moom président bu ñëwee ñi ngi koy xaar fële ca Daaru Minaan nga xamante ni kon moom mooy kër xalif ba bu fa jógee it ginnaaw waxtaan yi am na loo xamante ni ñi ngi koy xaar ci benn visite boo xamante koy def ci jumaa ji sun ginnaaw yaa ngi dégg nodd gi ndax tusbaar jot na fii ci Touba kon bu loolu weesoo am na benn consigne bu ñu jox it militants yi nga xamante ni kon ñoom ñooy militants yi ndax président bu fi daa ñëw am na ay mobilisation ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko fi doon xaar loolu nag sàkku nañ ci militants yi rek ñu bañ koo def ndax jamono ji méngawut ay mobilisation ak wàllu politique muy loo xamante ni kon visite la ni ko tubaab di waxee bu sobre bu fi nar a am fii ci Touba laata muy delluwaat buñ fàttali ko président nag saa yu fi daa ñëw daana def le point ci dig boo xamante ne gouvernement bi daana ko dig ngir ay engagement ngir ñu respecté ko jëm rek ci màggal gi ci jamono joo xamante ni yu bëri daanañ ko fi nemmeeku mbiram assainissement wàllum ndox ak yu mel am na benn programme d'urgence boo xamante ni dige woon na ko fi xëy na moom njiitu réew Macky Sall bu ñëwee ci ngoon dina def le point ak tamit leneen loo xam ne ñi ngi koy xaar jëm ci wàllu wér-gu-yaram ak construction hôpital Touba bi nga xamante ni daanaka lu mat ñaari at a ngi nii kon ba mu diggee démarrage yooyee travaux kon daal Cheikh loolu moo fi information démb ñun bu ñu yegsee am na sunu micro jox nañ ko waa Touba yi nga xamante ni kon bëgg nañ ñoom it am lu ñu xaar ci njiitu réew mi président Macky Sall seen ay kàddu Mame Birame Diouf moo ko taataan. di ñaanal sëñ Mountakha mu yàgg fi te wér di ñaan magal gi ñu dugg ceeg bismillaahi rahmaani rahiim génn ceeg alhamdulilah président daal ñun bu ñëwee ci ndox mii mu dimbali ñu ci sëkkal ñu ko di ñu dimbali ci dëkk bi daal Touba daal lu mu ci mënal ñàkk ndox gi ak tooy di leen ñaan rek loolu rek lañ koy ñaan dimbal. président bu ñëwee rek dëkk bi moom métti na si jigéen ñi métti na si góor ñi ndugg mi seer na ndox ñàkk na subur bi bari na si xale yi te loolu lépp ñun jigéen ñi am na si responsable waaye góor ñi ñooy soo ndax ordonnance yëpp góor ñi la waaye nag ñu dimbali si ndox mi yokku ñu ay matukaay yu bëree bëri daal ba yàlla dimbali si feebar mbas bi yàlla musal ñu si te oyofal faj meeg yëpp ndax it ticket yi seer na faj mi seer na. ku ne gis na liggéey yu am solo yi nga xam ne wax dëgg yàlla def na ko fi gis nañ itam yéene ji nga xam ne am na ko fi ba Cheikh Mouhamadoul Mountakha ku seetaan appel déclaration màggal gis nga ni mu leeral ko sant ko gërëm ko kon donc ñun ñi nga xam ne ñooy ay taalibe bi nekk ci dëkk bi ñu ngi koy waajal ñu ngi koy tatagal ñu ngi koy wax mu ñëw ak jàmm te delluwaat ak jàmm te yéene yi nga xam ne am na ko ci dëkk bi itam suñu borom dimbali ko rek bam def ko defee nu kawe njort. xanaa kay mu yokk kii bi assainissement bi ba ndox mi génn ak yooyu ak lépp lu mu fi war a indi rek mu indi ko waaw baax na waaye bu gënee dolli tamit mu baax police yi ñu gën leen yokk rek encore waaw ba dëkk bi jàmm am fee waaw waaw. jërëjëf ko doon wax sànq mbiram assainissement ku ne xam na ni kuréel gi di Touba ca kanam ñoom ñoo gàlloo lu ni mel fii ci dëkk bu sell bi fii ci Touba ba tax na am na ay chantier yoo xamante ni ñi ngi ci ngir rek gaawtu balaa ñu yegg si ci talaata ji ñëw incha allah
bisu màggal gi su ko defee kon lépp loo xamante ni jafe-jafe la ci wàllu assainissement bu nu mënta rek lay it am ay avancement yoo xamante ni kon nemmeeku nañ ci ba tax na kon moom Mame Birame Diouf ak Yaya Diallo dem xool rek fan la liggéey bi toll jëm ci wàllu assainissement bi fii ak Touba ca kanam. rek ay fan laata ñoo amal màggal gu mag gi ca Touba li nag doon liggéey yi nga xam ne ni su mën nañu ko jaar la ko ci ab réseau souterrain ngir kat doxu taw yi taa te andi jafe-jafe ñu mën kaa régler. ku ne xam ne ne fii boo demee ci sel bi day am jafe-jafe lool bu tawee kenn du mën a dem ba dañuy mujj oto yëpp di dox ci benn waa bi ñu war koo dégager andi ko ci canal bii ci rond-point bi ci garage Dakar bi bu ko defee jëlee ko Kër Mbay Wadd nga xam ne day doon benn ligne ñu andi ko lié ko ak canal bi ci garage Dakar nga xam ne foofu la yemoon moo jóge ci jumaa ji lii ndoxu taw bi moo ko tax a jóg nga xam ne ku ne xam na ne fii ci kër Sëñ Tuubaa gi rek gis nga ni ko ci tali bi tiime nga xam ne fii ne bu tawee kër gi day fees dell. Touba ci kanam ak liggéey muy amal nag ànd ci ak mbooleem taalibe yi lépp ngir mbooleem chantier yi nga xam ni mu ngi koy amal ñu amal ko ci anam yi mu ci ayib. ak yeneen projet yi nga xam ne song nañu ko te tàmbali ko ci woote bi nga xam ne yéen ñi ma jàkkaar lool ak mbooleem ñi may déglu seetaanoon nañ ko muy projet boo xam ne dañ ko tudde projet jaayante ku ne xam ne jaayante moo sos yoonu murit ñu àndoon ceeg kilifa Touba ci kanam di Serigne Habibou moom Serigne Fallou ak Serigne Laat Habibou mi nga xam ne mooy jëwrinam ànd koog Abdou Fatah Gueye mi nga xam ne mooy président Touba ci kanam ak mboolem mbokki talibé yiñ ko àndal ak murit yi ci wuy si yëpp nga xam ne biñ ko ubbee yaakaar naa ne ci diir bu gàtt muy le 8 bi nga xam ne moom lañ lancé appel bi ba le 8 bi dellu si te ñu dajale ci 1 milliard 400 quelques millions yoo xam ne dajale nañ ko ci ay collecte loolu nag bu ngeen gisee lii ci sama gannaaw ak yeneen projet yi nga xam ne mooy piste yi nga xam ne ku ne xam na ne Kër Sëñ Ñaan Diop mbedd mu mag la bokk ci mbedd yi nga xam ne mbedd 30 la ñu réaliser ko réaliser yoonu daaru mooy rond-point bi nga xam ne moo jëm Daaru Rahman réaliser alom ga mooy sexaw ga nga xam ne fi mu nekk nii actuellement noo ngi ci dernier réglage yi muy piste yi nga xam ne def nañ couche de base bi ba def finition yi fii ne ñu ngi ci enrobé bi mu mel ne dañoo mujj def ko tali bi nga xam ne jàpp nañ ne moo gën muy def ko tout venant nga xam ne liñ ci def yaakaar naa ne ku ne xam na ne coût bu baree bari la. chantier yu mag yooyu ñu door yeneen it ñu koy waajal lépp rek ci autorité xalif général des mourides Touba ca kanam di gën a takku duyoo ndigal ci liggéey yi nga xam ne ni ñu ngi koy amal lépp rek ngir askan wi rawatina ñu nekk fii ci biir Touba ñu mën a gis seen bopp bu baax a baax ci. jërëjëf Mame Birame kon Cheikh Diop lii mooy avant goût bi nga xamante ni daal bëggoon nañ leen ko dégtal fii ci Touba laata ñu leen di jox daje ci kanam incha allah ngir rek couverture visite président Macky Sall lépp loo xamante ni tukkee na ci dina leen ko yeggee à partir d'aujourd'hui mën nañoo jàpp ni journal du Magal day am ci kàllaamay wolof ak Soxna Faty Dieng ñun dinañ ci dellusiwaat également ci kàllaamay nasaraan su ko defee kon fii ak Magal gi ji deex incha allahu rabbi mat ci toll fukki fan groupe Futurs Médias mobilisation bi tàmbali nañ ko comme ni ñu ko doon defee saa su nekk su ko defee kon fépp foo xamante ni taalibe mi ngi fa muy ci Sénégal ak ci bitim réew ñu mën leen a dégtal information bu jëm ci xew-xewu diine bu mag bi. jëf Chérif Dia ma lay jaajëfal di jaajëfal yow itam équipe bi nga xam ne moom ngeen àndal ca diwaan bu Touba di rafetlu liggéey wi nga xam ne door ngeen ko ci wàll wi di rek dik téléspectateurs yi lépp loo xamante ni da di ay xibaar ruusandi ca diwaan boobee di ngeen leen ko jottali. jërëjëf Chérif Dia mu mel ni dem na mbokk yi ñun itam ñu jaare fa daal di buur yi la jotaayu xibaar rédaction bi di leen jox dig daje ci kanam daañ fi dellu si waat ngir digtal leen xibaar yi ci kàllaa mooy kocc lu mooy loolee itam ñu bàyyi leen ngeen wéy ak suñu ay programme fi ci télévision Futurs Médias